mooy suñu juróomi lël ñun médecins yi def cardiologie ci Sénégal même ak Afrique li ci am solo mooy thème bi mooy affaire maladie cœur surtout maladie cardiaque particulièrement li ñuy wax coronaire ñi nga xam ne mooy indi crise cardiaque loolu mooy tey thème mu lël bi. waaw parce que bi ñu commencé feebar bi xamuñu ko woon même Europe ñi nga xam ni foofu la feebar bi gënoon fës maladie dañ doon tar di décédé malgré dañu nekk ci environnement bu baax parce que au départ dañu defoon affaire maladie genre sibiru xeet yooyu la mais en fait bi ñu xoolee ñoom bi ñu defee autopsie ñi faatu yëpp loolu reyu leen mais dafa am ay lumbu deret yu nekk ci artères yi nekk ci poumon bi wala ñu indi problème cardiaque loolu nag moo tax moo modifier prise en charge de maladie Covid dans ces pays là ce qui fait que même il y a une deuxième vague mais il y a moins de mortalité qu'avant. waaw. waaw arrêt cardiaque li muy wax mënoo nekk arrêt cardiaque comme ça ki nga am arrêt cardiaque dafa nekk de feebar boo xam ni nit ki moom dafa feebar te xamu ko. c'est-à-dire que mën na am diabète wala tension wala moo am lu mu judduwaale mais loolu prévention la laaj c'est-à-dire que nit ki par exemple mënoo tëb rek am yenn at yi nga xëy suba ne da ngay dem entraînement il faut que même yenn at yi boo ko mais surtout 40 ans moom mënoo tëb rek di jóg daan da ngay def sport mais arrêt cardiaque chez les jeunes c'est rare ñooñu certainement dañuy juddoole malformation moo xam ne duñ ko xam alors que ci club bi dañu war a def ay tests yu minimum pour ñu mën a xam ne kii kat dafa laaj cardiologue pour ñu gën a pousser ci tests yi pour éviter des problèmes. waaw Cardiotech apporte wul c'est-à-dire que ñun on est dans le système mondial le monde c'est un réseau li am ci àddina bi la ñuy jéem a def pour suñu maladies yi am Sénégal mooy am na ay traitements yoo xam ne avant amul woon Sénégal léegi am na fi am na ay traitements yoo xam ni daf c'était beaucoup plus jafe wala bu ñu opérer wala ñu opérer mën nañ la déboucher te moo gën a yomb te loolu doo am cicatrice par exemple mën nga def 24 heures ñibbi au lieu nga def weer ci hôpital donc yooyu muy innovation mais loolu du spécifique Sénégal kooku ci àddina bi yëpp la médecine mooy doxe noonu surtout cardiologie bu njëkk ba am na feebar yoo xam ne opéré rek moo ko mënoon faj léegi am na li nga xam ne opéré ko doon faj ñun dañ koy faj te doo ñu opéré 24 heures nga ñibbi loolu mooy innovation yi waaw. mais mën nañu xam seen infirmier naka la formation bi dem. waaw affaire formation moom dafa sooxe Sénégal du domaine yëpp du infirmier yëpp loolu dafa laaj lël boo xam ni ministère yëpp ñoo ci war a xalaat seet ba nga xam ni. kuy génn formation boo gënee nga nekk opérationnel mooy boo demee entreprise ñu jël la loolu mooy expliquer Sénégal ñu bari dañoo am liggéey dañuy jox diplôme mais boo demee fenn doo mën liggéey te entreprise soxlawul loolu donc il faut que nit ñu toog waxtaan seet nu ñuy defee ay objectifs nga xam ne ku ñu tàggat boo fa jógee rek boo demee dañuy am soxla ci yow. ok jërë ngeen jëf société sénégalaise de cardiologie dafa organiser ndajem maanaam congrès am pour waxtaanee ñaari sujet benn bi mooy li ñuy tuddee ñun syndrome coronarien ni ñu ko gën a xamee crise cardiaque maanaam feebaru xol bi nga xam ne moom mooy dem ba siddit yi nga xam ne ñoom ñooy indi deret ci xol bi fatt bu fattee deret dootul egg ci xol bi mun na indi métit mun na indi fatt waaye li ci gën a garaaw mooy mun na dem ba faat nit ki beneen bi mooy mort subite maanaam lii tax nit koo xam ne ki njortoon nañu dara jotu ko jékki-jékki faatu loolu ñun ñëpp gis nañ ni koy tuddee malaise xaw na bëri fës ci dëkk bi ñu jàpp ne ñaari sujet yooyu doon lu soxal askan mi lool parce que mu ngi gën di law ci Sénégal ak réewu Afrique yëpp moo tax ñu oote ndaje bi pour waxtaanee ko natt fan la toll fi mu nekk nii xool lan moo ko indi lan moo ko sabab et surtout xool naka lañ koy aare ak bu naree am parce que malheureusement du mun a ñàkk naka la ñuy def ba mun a saafara feebar yooyu. waaw boo ñu déggee coronaire mooy sidit bi nga xam ne moom mooy indi deret ci biir xol bi maanaam moom mooy dundal xol bi graisse bu bëri suukar su bëri tux tension yaram bu bëri yenn saa yi sax dañ koy doon loolu yëpp bu dajaloo ci nit ki walla sax benn walla ñaar ci yooyu mun na dem ba sidit yi fattu bu fi sidit yi fattee malheureusement deret dootul ñëw ci xol bi nag mooy dundal yaram bi yëpp loolu mooy li ñu tuddee syndrome coronarien li gën a fës gën a garaaw mooy bu demee ba deret bi ñëwatul te loolu yàgg
maanaam dina am ci pàcc xol bi nga xam ne nit eggu fa foofu day dee. loolu la ñuy tuddee crise cardiaque bu crise cardiaque bi tamit mun na ci sax diir bu gàtt indi li ñuy tuddee malaise yooyu maanaam mort subite donc loolu yëpp daal buñ ko tënkee mooy syndrome coronarien te syndrome coronarien moom mooy jur mort subite am na yeneen i xeetu feebar yoo xam ne ni indi mort subite mais li koy gën a indi surtout ci ñi nga xam ne dem nañu ba am fanweeri at jëm kaw syndrome coronarien yooyu la. waaw comme ni ma la ko waxee ñi nga xam ne ñi dañu am fanweer ak juróom jëm kaw loolu bu fekkee ne dee bu gaaw boobu amee mun nañu njort ne crise cardiaque moo ko indi maanaam syndrome coronarien mais ci ndaw yooyu ngay wax yeneen ni xeetu feebar ñoo koy indi xeet yooyu li ci gën a bëri mooy li ñuy donn dafa amee feebar yoo xam ne dañu nekk ci famille yi nit ñi donn ko te mun nga am 10 ans 15 ans 20 ans mu feeñ ci yow wala ngay defee sport mu feeñ ci yow moom mooy indi dee bu gaaw boobu yeneen yi nga xam ne mun na ko indi tamit mooy feebar bu dem ba dab xale boobu maanaam mun na nekk infection bi mun na nekk xeetu infection bu nekk mun na sax nekk luy nuroog grippe ak yeneen i infection yoo xam ne day dem dugg ci xol bi mun na feeñ ci nit ki waaye yenn saa yi du feeñee noonu nit ki bu defee sport fekk doomu jàngoro baa ngi ci biir xol bi dootu ko attan ba loolu mu ko indi donc moo tax lii tax ñu ko mun koo aar mooy bu fekkee ne gis nga ci sa famille que am na yenn xeetu feebaru rawatina feebaru xol da nga dem seet ñëw ñu seetlu bu fekkee ne am nga yenn xeetu infection yi ma wax da nga dem seeti docteur bu la seetee ba pare bu fekkee ne njort ne xëy na am na fu mu egg ci xol bi dem seeti cardiologue leneen li mooy ngay déglu sa xol parce que comme feebar buy dabaate mun na am bu fekkee ne yëg nga fat dënn buy metti palpitation wala sax nga dem ba miir daanu muy malaise yooyu kooku da nga war a xaw a ñaaw njortu tuuti dem ñu seet la parce que mun na am ñu gis ne da nga amee yenn ci feebar yooyu bu fekkee ne faj nañu ko bu baax yàlla dina def incha allah loolu du la mun a dab bu soobee yàlla. waaw syndrome d'apnée du sommeil dafa di loo xam ne li yàgg na ci xëy na sax dafa yàgg di am waaye bi ñu ko commencé ràññee bëriwul mooy ñi nga xam ne ñi dañuy dem bu ñu tëddee dañuy nelaw di yeewu di xaram loolu mooy syndrome d'apnée du sommeil bëri na lool ci nit ñi loolu bu amee mooy da ngay dem ci say biir nelaw da ngay fatt yeewu xaran fatt yeewu yow sax doo ko yëg ki nga nekkal xëy ci néeg bi moo koy kii yenn saa ngay agité yooyu donc loolu mooy syndrome d'apnée du sommeil seet nañ ne bëri na lool law na lool te dina indi lu bëri lenn li muy indi mooy comme nelaw bi jaarewul noonu ñooñu bu ñu yeewoo même bu fekkee ne jàpp nañu fukki waxtu la ñuy nelaw dañuy ne man kat dafa mel ni je ne suis pas en forme ñooñu mën nañ sax dem di nelaw ci volant ba indi accident alors que c'est juste que seen vigilance moom moo wàññeeku mais surtout loolu moo tax ñun ñuy waxtaanee syndrome d'apnée du sommeil c'est que dafa méngoo feebar yu bëri muy feebaru poumon muy feebar yu mel ni diabète ak yaram bu bëri mais surtout feebaru xol maanaam ñooñu amee syndrome d'apnée du sommeil tension dina leen yëpp crise cardiaque dina leen yëpp insuffisance cardiaque dina leen yëpp donc moo tax ñu jàpp thème bi pour mun cee waxtaanee pour que ñun sax ñu mun cee waxtaanee askan bi pour que ñoom ñuy dem di consulter pour ñu seet ko ci ñoom et puis bien sûr médecins yi tamit gën koo mun a xam ràññee ko ci seen maladie mun leen prendre en charge. waaw dañoo yàggoon di am ay suñuy ndaje mais dañoo jàpp ne Afrique rawatina Sénégal dafa war a bokk tey ci réew yi nga xam ne dañoo war a fës ci mbiru technologie parce que médecine bi day dox te médecine ak technologie ñooy ànd léegi te Afrique war na toll fii yeneen dëkk yi nga xam ne ñoom ñoo gën a développé toll moo tax ñu ne ñu nit at bu nekk tey dinañ jël benn sujet boo xam ne bi dañuy xóotal waxtaan technologie waxtaan science te bu ñu koy def dañuy natt d'abord ñun fi ñu ci toll
suñu équipe yëpp ñëw naan ñu lii ak ñu def bilan pour xool fan la ñu toll ak lan la ñu war a renforcer encore pour gën a dëgëral suñu taxawaay ci wàllu technologie mais bu ñu koy def tamit dañ koy natt ci ñi nga xam ne ñoom ñoo gën a évoluer suñu xarit yi nekk Maghreb suñu xarit yi nekk Europe suñu xarit yi nekk Amérique nga xam ne ñoom am nañu xarala yi ak jumtukaay yi dañuy toog waxtaan ak ñoom ñu wax ñu nit ñuy wax ñu natt suñu bopp ci loolu xool progrès yi ñu def xool li nga xam ne moom la ñu dese tamit mais vraiment l'idée de Cardiotech mooy loolu chaque année dañu bëgg bu ñu newoon tey ci 10 déwén incha allah ñu jàpp ne monté nañu ba 15 ba incha allah bu fekkee ne waa Sénégal am na fu ñu war a faju duñ dem feneen fu dul toog seen réew. waaw c'est-à-dire bu ñu jàppee tey cardiologie Sénégal mën nañu sant yàlla jàpp ne quand même am na ay progrès yu am c'est-à-dire que am na ay xarale yoo xam ne am na ci hôpitaux yi am na tamit ci yenn structures privées yi même ci ressources humaines yi maanaam si ñi nga xam ne expertise bi mu ngi fi mais loolu yëpp dañ ko war a dëgëral et puis yokk ko matériel yi am na mais dañ ko war a yokk surtout yokk ko ci yeneen dëkk yi parce que li may wax ci li ëpp ci Ndakaaru la yemagum te jàpp naa ne yeneen dëkk yëpp war nañ ci mën a jot parce que nit ñi waratuñu di ñëw ba Ndakaaru pour mën a faju ni mu waree. am na tamit ni ñuy fonctionner ci hôpitaux yi léeg-léeg ay analyse deret léeg-léeg ay jumtukaay yoo xam ne yi taxu ko sax cher wala am solo lu bëri mais dina jafe ñu jot ci donc dafa am situation boobu vraiment dañoo war a corriger je crois d'abord fii ci Ndakaaru pour gën a dëgëral li fi amagum yokk ko mais surtout fexe ba yeneen dëkku Sénégal yëpp jot ci pour que équité territoriale boobu mën a am.